oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent et que la haine a repoussé, tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne et crie leur soif de liberté. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les poings serrés. mbokk yi keroog ci émission bi weesu léegi am na ñaari dimanche tàmbali nañoo jàng xibaar bi ñu Pape François yónnee ngir xelal ñu ci weeru octobre muy weeru mission bi di ñu gëstuloo ci mbirum suñu sas notre mission tudde na xibaar boobu la mission au cœur de la foi chrétienne maanaam mission bi ci yaxu ngëmu chrétienne fii ci Sénégal siiwal nañu xibaar boobu ci benn brochure d'animation bu ñu jox tur wi disciple missionnaire c'est-à-dire taalibe yi ñu yónni njëriñu téere boobu feeñ na ci boppu couverture bi naan animation missionnaire 2017 kon téere bi mën nañu xelal it gannaaw weeru octobre looloo tax ñu bëgg a wee jàngale rooti ko ci xibaar boobu ngir gën a yëg suñu mission tàmbale nañu njàngale moomu ci émission bi weesu ci ubbiteb xibaaram sax Pape François feeñal na xaat ngëmam gi jëm ci jàng bi ne l'Église est missionnaire par nature ci wolof jàngu bi lu ñu koy yónni moo tax mënul leneen lu dul yeboo génn dale ko gis-gis boobu Pape bi dafa ñuy laaj ñetti laaj. 1. Quel est le fondement de la mission? yónni ñu yeboo génn ci lan la sukkandiku. 2. Quel est le cœur de la mission? lu di yaxub mission bi. 3. Quelles sont les attitudes vitales de la mission? yan jikko yu mënula ñàkk ñoo war a ànd ak mission bi. keroog tontu nañu ci laajam bu jiitu bi jaarale ko ci li mu bind ci pàcc mu jiitu mi mu tudde La mission et le pouvoir transformant de l'évangile du Christ, chemin, vérité et vie. ci wolof mission bi ak ni lewañ si lu Krista bi di yoon wi dëgg gi ak dund gi amee dooley soppali. ci émission wu tey bi dinañu teg bët ci ñaareelu laajam naan quel est le cœur de la mission? lu di yaxu mission bi. tontu naa ci laaj bi ci ñaareelu pàcc mi mu tuddee la mission et le kairos du Christ maanaam
mission bi ak jamono ji gën ji Krista bi di feeñoo ndax tontu bi mu joxe ci ñaareelu pàcc mi feeñ te leer war nañoo dellusi ci tënk ci émission bi weesu. keroog pape bi feeñal na ne sasu jàngu bi la mission de l'église dafa sukkandiku ci l'évangile bi amee doolay soppali maanaam tànki mission bi ni tànki mennum taax ci l'évangile bi lañu leen samp ngir firi leen njàngale mi xaawa diis di seet fu ñu mën a gisee tànku mission bi yóbbu nañu leen ca toolub dekki ma le jardin de la résurrection. Le fondement de la mission se trouve dans l'évangile de la résurrection. ndaxte pape bi nee na yónni bi ñuy yónni jàngu bi ci l'évangile bi am dooley soppali la sukkandikoo te l'évangile boobu dafay jottali dund gu bees gi jóge ci Krista bi dekkaliku ngir sunu faram fàccee aju ci sunu dund di dugg ba ci sunu xol fàttaliku nanu itam benn ndigal lu Pape François bind ci bataaxalam Amoris Laetitia te mu jële ko ci Ignace wa Loyola mu sell mi ndigal loolu nee na ce n'est pas le fait de savoir beaucoup qui remplit et satisfait l'âme, mais le fait de sentir et de savourer les choses intérieurement. Savourer les choses intérieurement lu muy tekki nañu ko jéem a sotti ci wolof. lu di savourer savourer mooy nga di yéeg neexaayu li lay laal par exemple jaarale ko ci say bët booy xool ku taaru te sol ay yére yu rafet di yéeg neexaay bi lay laal jaarale ko ci say nopp booy dégg musique bu neex wala jaarale ko ci sa gémmiñ booy ñimantu benn mango bu neex lu di savourer intérieurement nañu jàpp ne benn xale bu tudd André dafa jànnook ay góor ñu mu xam bu ko laajee André ñii ñan lañu dina la tontu naan par exemple góor gu jiitu gi baayu suma benn xarit Théophile la ñaareel gi papu Campu la ñetteel gi papu Elisabeth la ñeenteel gi suma papa la wóor na ma ne lu muy yëg bu muy wax suma papa la wute naag lu muy yëg bu muy lim ñi ci des ndaxte bi muy wax suma papa la yëg na ni kóllëreem ak góor gi papam di laale jëmu boppam ji jépp dale ko bu yàgg fu xóota xóot intérieurement ndaxte papam ànd ak yaayam ñoo ko jur bëggal ko seen bopp papam ànd ak yaayam ñoo ko dundal ak a won seen cofeel ak seen lewetaay di ko yittewoo guddeeg bëccëg daanaka jébbal nañu ci seen doom André te njébbalu boobu dugg na fu xóota xóot ci biir xolub André ci weeram yu jiitu yi seen jébbalu yee na ko mu tàmbalee muuñ ak a reetaan jëmale ko ci ñoom tudde leen papa yaay ñoom waajuram yi ñoo ko yee ak a jàngal tur yooyu ni liir
nangu na seen cofeel laal ko fu xóot a xóot intérieurement. waaye André dafa leen di delloo seen cofeel saa yu muy wax papa walla yaay wóor na ma ne ñoom dinañuy yëg lu neex a neex ci seen biir xol. il savoure intérieurement seen kóllëre ak seen doom. ci émission bi weesu jéem nañu leen a yóbbu ci fondement wu mission bi ba ngeen tàmbali di ko yëg intérieurement. yóbbu nañu leen fam mbégtem l'Évangile bi cosaanoo tàmbale feeñ bu leer maanaam ca toolu Dekkima, le jardin de la résurrection. ndaxte tool boobu gannaaw ba mu doone toolu bàmmeelu Yeesu, toolu njàqare ak jooy, ëlbatiku na doon toolu mbégte, toolu dund gu bees, toolu taseeg borom bi. ci yoonu tool boobu tase nañoo kay nit. Mariama wa Magdala mi doon jooy ak a jaaxle, Simon Pierre mi nandaguloon la xew, ak sang apootar ba Yeesu soppoon. ca gannaaw ga ku nekk ci ñoom tase naak Yeesu mi dekkaliku di ko yëg ba ci seen biir a biir xol, le savourant intérieurement. tey ci ñaareelu pàcc mi ñu dugg léegi, pape bi bëgg naa tontu ci ñaareelu laajam naan: quel est le cœur de la mission? maanaam lu di yaxub mission bi. ànd ak suñu ñetti àndandoo, Mariama waa Magdala, Simon Pierre ak sang, nañu jëkk a déglu nu pape bi di tontoo ci laajam bii. mu ne, la mission de l'Église n'est pas la diffusion d'une idéologie religieuse et pas même la proposition d'une éthique sublime. Par le biais de la mission de l'Église, c'est Jésus-Christ qui continue à évangéliser et agir. Par l'intermédiaire de la proclamation de l'Évangile, Jésus devient toujours à nouveau notre contemporain. nañu tënk xalaatam yi ak suñuy baat ci wolof. jàngu bi du siiwal mboolem xalaati diine mi feeñ ni ab tabax bu dëgër, une idéologie religieuse. du siiwal it tëralinu dundin gu juba jub, une éthique sublime. jaarale ko ci jàngu bi, Yeesu ni jëfkat bu jiitu bi ak suñu waa jamono mu ngi wéy a yégle xibaaram bu neex bi. waxtu wi muy taseek yow di la yégloo doole dekkalikoom nga di ko nangu, dina doon waxtu yiwu rëy, le kairos, le temps propice wi lay musal ak a dundloo. mu dolli ci it xalaat bii. Rappelons-nous toujours les paroles que Pape Benoît XVI a écrites dans son encyclique Dieu est amour, disant: à l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. L'évangile est une personne. ci wolof, du li nga nangu dundin gu jub te sell, wala li nga gëm ak a takku ci ab gis-gis bu yaatu te xóot ñooy def nga di chrétien,
waaye nga di taseeg kenn topp di taseeg moom du ko may mu soppali la. l'évangile bi di xibaar bu neex bi moo di kenn. ngir nand kàddu yu wóor waaye diis yi nanu laaj Maryaama waa Magdala mu dimbali sunu, ndaxte moo jëkk a tase fu xóota xóot ak borom bi Yeesu mi dekkaliku. moo jëkk a yëg ni tase boobu neexe woon. Elle a senti le Seigneur ressuscité intérieurement. moo jëkkoon a dem ca bàmmeel ba mu gisee ne néewu borom bi nekkatu fa, mu daw fa Pierre ak sang di leen wax jaaxleem. Pierre ak sang dem nañu ca bàmmeel ba, gis ne néewu Yeesu nekkatu fa. Maryaama wa Magdala dellusi na ca bàmmeel ba di jooy. jëmmam ji jépp feeñal na naqaram. ci jaaxleem gisuloon fu gën a sore catu bakkanam. Elle ne voyait pas plus loin que le bout de son nez. Yeesu boromam bi ko dimbali woon gaañu na, bàyyi àddina si. néewam rekk la bëggoon a gisaat, waaye boobu sax nekkatu fa. bi borom bi janook moom sax mënu ko woon a xàmmee. mu laaj ka mu xalaat ne borom tool bi la woon, foo teg néewu Yeesu. ci la ko Yeesu tudd naan Maryaama. waaw, Yeesu boole na doole kóllëreem gépp ci turam, di jébbalu ci moom ci li mu koy tudd. booba la Maryaama yëg neexaayu tudd boobu ba ci biir a biir xolam. Elle a savouré intérieurement l'appel du Seigneur ressuscité. tudd boobu rekk doy na ngir ubbil ko kumpak dëkkalikoom. yéeg lu tuuti yéeg ñuy tudd sa tur ak cofeel gu tar mooy gën a dugg ci yow, aste nga xam ay xalaat yu bare yoo xam ne laaluñu la. ci la Maryaama dellu tontu naan Rabuuni, muy borom bi. waaye Yeesu ci xolu tase bu xóot bi dafay jubbanti jëfinu Maryaama naan, bu ma téye ndege demaguma fa suma baay. c'est-à-dire bul yem ci sa catu bakkan rekk ci li ngay yéeg léegi. gisal fu gën a sore. xoolal maa ngi lay yónni. demal fa sumay taalibe ne leen, maa ngi dem fa suma baay mi di seen baay, fa suma yàlla mi di seen yàlla. Maryaama dugg na ba ci xolub mission bi, maanaam tase bi mu taseeg borom bi Yeesu mi dekkaliku ba di yëg neexaay bi. ci la dem yëgal taalibe ya ne, gis naa borom bi. mbokk yi, ngir xam ak a yëg lu di yaxub mission bi, war nañoo ubbeeku ak suñu jëmm jépp ni Maryaama wa Magdala, di wut borom bi. moom bés dinañu tudd, jébalu ci ñun, tudd ku nekk ci turam. ca waxtu booba dinañu yëg mission bi mu ñuy sas. xolub mission bi moo di Yeesu Krista bi dekkaliku. mbokk yi, yoon wi di ñëw dinañu tontu ci ñetteelu laaj bi ñu Pape bi laaj, maanaam quelles sont les attitudes vitales de la mission. yan jikko yu mënula ñàkk ñoo war a ànd ak mission bi.
oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la haine a repoussé. Tendre l'oreille à la clameur de ceux que l'injustice enchaîne et crie leur soif de liberté. Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d'amour et croire au retour du printemps, tendre une main vers un enfant, savoir ouvrir les